Gomis. waaw concentre-toi. waaw waaw parce que Astou Mbar ci fan sa club Walf fu nekk Mbour. moom moo ñuy seetaan di ñuy nuyu. ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax a Astou Mbar. Astou Mbar ñu ngi lay nuyu bu baax a moo tax daal waaw Astou Mbar bu Mbour. voilà dafa bokk ci fan sa club Walfadjri jaajëf moo ñuy seetaan di ñuy encouragé ci liggéey bi. voilà léegi nag man ma ñëw ci li nga xam ne moom mooy lii di sport week-end bi dafa nekk week-end bu décisif ci handball ak football naka la. handball dafa am tournoi qualificatif pour les JO de 2020. fii nag ñëpp jàpp nañ ne benn place la ñett ñooy xëccoo ñett équipe ñooy xëccoo benn place Sénégal Angola RD Congo xëccoo boobu nag kii di Angola mooy champion d'Afrique. ñëpp jàpp nañ ne mooy favori moo koy jël waaye Sénégal comme que nag daf ko organiser nee na nag moom daf ko bëgg a jël. mu nekk loo xam ne défi bu rëy. loolu ñu jàll. beneen défi bi mooy football ak génération foot génération foot suba lay dajee ak Zamalek. ale bi Sénégal moo ko dóoroon génération moo ko dóor 2-1 lu toll ni Zamalek équipe bu rëy bu toll ni Zamalek ak Zamalek ñëpp xam ne titre lu mu am ci titre ak li nga xam ne am na ko ci koppar moo gën a riche ci club bu Afrique yi gën a riche sax yenn club bu France yi dama la wax lu leer de. waxoon nga ko fi. waaw seen budget bi ñaata la woon sax. doo dégg seen budget boo ko jëlee multiplier ko par 10 moom mooy budget ministère des sports bu Sénégal. waaw kon kooku jàppal ne que kooku honnêtement équipe bu mag la génération fu war a dem éliminer koo xam ne yàgg na nekk champion d'Afrique. nga naan da nga koy éliminer et puis dëkkam. te moom mu soxla benn but rek. kon défi bu rëy boobu mu ngi noonu. te kon suba samedi football bi mooy jiitu après dimanche bi handball bi. mu nekk ñëw week-end boo xam ne week-end la boo xam ne bu am solo ci sportu Sénégal. ñun bu dee dañuy dem nii rek mérité wuñ dara ñun mérité wuñ gañ nañu parce que Angola mii li mu dugal ci koppar ci handballam ak ci basketam ñun dugaluñu sax 1/10 bi. ñooñu dañuy liggéey. mais ñun liggéeyuñu waaye nag comme que nag dañuy dem ak xolu sénégalais dañuy ñaan yàlla. yàlla yaakaar waaw yàlla jàppale ñu yàlla suturaan ñu yàlla rek moo ñu mën a jàppale. avec jamono ji moom man gëmatuma ne affaire de xaalis moo fi nekk mais affaire de puissance moo fi nekk. parce que l'autre jour ñun ñëpp dañoo yaakaaroon ne que Zamalek génération foot Zamalek da koy gagné parce que moyens yi nekku fi et tout mais biñ demee gis nañ ne que génération foot dëggal na boppam ci marché aller yi ba daal di koy gagné également. doo dégg li ma la kon lépp mën na ne. doo dégg li ma la wax. dafa am loo xam ne dafa am bu dee dëgg rek xam nga nit du neex nag. li may wax ni du neex ñu bare du leen neex. parce que yàgg naa ko def bu ma waxee du neex ñu bare waaye te mujjantal ba xam ne luy am. mooy dama ne ñun ci sport mérité wu ñu gagné kenn maa la ko am sport. Sénégal mérité wul gagné kenn. parce que les moyens ne sont pas réunis. doo dégg. waaye nag njàmbaaru joueurs yi pratiquants yi athlètes yi combattants yi footballeurs yi basketteurs yi handballeuses yi. seen njàmbaarte mooy tax nit yi yërëm leen ñaanal leen. mooy tax ñu am gagné dara waaye du loo xam ne condition yi ñële nekk ak condition yu ñun ñuy nekk dëgg-dëgg buy ñuy wax séddale ku ñuy jox ndam bi ñee la ñuy jox ndam bi lu leer laa la xoolal dama ne ñun la ñuy ñun waruñoo jox ndam ñun mérité wu ñu gagné kenn. parce que da ngay xool bu baax génération foot. xam nga ñaata la ko fédération sénégalaise de football jàppale pour dem match boobu. imagine la 6 millions. 6 millions. ba pare Augustin Senghor di bàkku waa fédération di bàkku di bind seen ay communication oui on a donné à génération football 6 millions. génération pour voyager boobu. ça va lui coûter combien la koy coûter
te yow nga yore sa kees 7 milliards nga naan da nga koy jox 6 millions te war a qualifier yóbbu le football sénégalais. parce que mu ngi dem génération foot mu ngi dem lan lañ koy xoolee mooy dëkk bi nekk fii vice champion d'Afrique yàggul. moom lañ koy xoolee waaw yow football yaa yore football bi jàppale bu am solo. te duñu ne tamit keesu fédération. amul am dara na koppar bu bare parce que jóge nañu récemment coupe. am na koppar gu bare maa ko wax te nañ ko weddi am nañu lu ñu mën a jàppale club yi parce que xaalis boobu club yee ko andi encore une fois. xaalis bi nekk fédération sénégalaise de football du ma tàyyi nag maa ngi dégg nag ñu naan voilà ñoom ñoom ñu may móolu di naan voilà xaalis bi dégg nga. su bokkul ma Cheikh Tidiane Gomis bu yeewoo rek di nekk ci xaalis fédération bi maa tey dama koy wax. ñoo yee ne la bokkul ma. saa bu xëy di tudd seen xaalis. na xaalis bi club yi ñoo ko war a moom lu tax club yi ñoo ko war a moom boo demee pour affilier à la FIFA ak à la CAF looy def nombre de licenciés ñan ñooy moom licence yi club yi kon nag. large ñoom waxtaan nañu si lan lañ nar a def xaalis ba tey. dara ba léegi maanaam. mais ñoom lan la ñuy xaar. dara voilà xanaa dañuy defar loolooy wax bi nag seen petit palais bi ñu wax loolu mooy wax bi nag. gis nga yow loolu nga wax noonu. loolu dinañ ci ñëw après. loolooy wax bi waxtaan nañu si. ah non wax nañu xaalis bi dañ ci. dama ne waxtaan dañ ci tabax hôtel de sport. ma ne hôtel lan. hôtel fédéral la ñu wax. hôtel fédéral. pour lan. non non pour lan may ma. pour joxe ay marché ay nit. nu xaaral pour am ay commission pour dóor. voilà lekk genn wàllu xaalis bi. Aliou Sow dóor la xam nga lan la dóor la Aliou Sow wax nga wax bi dóor la. mais nag dañoo muus ba nga xam ne wax boobu dañ ko sondé waaw le monde du football. pour génne pour dégg seen réaction. ñemewuñu ko wax ci instance ba est-ce que comprendre nga wax bi. hôtel fédéral la ñuy tabax. waa wax na ñu ci dégg waaye waxuñu ko fi ñu ko waxee. fi ñu ko waxee ñemeñu ñu ko de. loolu nag mooy que mais pour revenir ci sujet bi. mooy génération foot. doole bi ñu ko waxoon doole bi ko fédération sénégalaise de football waxoon doole bi 6 millions du dara nañu wax dëgg waay. du dara. non par rapport ak loolu. kon nag mu ngi noonu loolu moo xam ne génération foot léegi naka ñafe nag pour kii loolu tax ma ne la. joueurs yi boo xalaatee joueurs yi xalaat dirigeants yi ñoom Madi Touré ñoom Talla dégg nga ñooñu. nekk ci autour de l'équipe bi ñoom Laye Sarr dégg nga ñoom Djibril Fall entraîneur ñooñu boo xalaatee ñoom coono biñ ciy def ndeysaan sonn biñ ciy def. di ci dugal seen koppar di ci nangam am na joueurs yoo xam sax seen papa yi dañ ciy dugal seen koppar. ñooñu ngay xalaat. di leen di ñaanal ndam. waaye. mais yàlla bay sa tool. voilà yàlla bay sa tool. ñaan c'est bien mais il faut travailler aussi. loo jëmbatul mënul sax. ce n'est pas possible. merci voilà nañu lijjanti problème bi nañu lijjanti problème mu xaalis la. am na xaalis bi fu nekk. ñu ngi góorgóorlu football baa ngi avancé nañ jël money boobu. xaalis boobu nañ ko jël ñu séddale ko dugal ko fi ñu ko war a dugal bu fi kenn tabax ay hôtel yooyu pour ay commission la. pour ay dajale pour jox ay nit ay marché ndax ñu mën cee génn pour am encore des multimillionnaires. c'est bon et puis coach naa la wax benn affaire man def leen lu leen neex mais dama leen Augustin Senghor fukki at doy na ci fédération na fi jógee jël leen keneen ku bees waaye doo leen fi jëlee Augustin mais lu tax Augustin di fi toog fukki at. fukki at c'est trop mais nit warul stop mais xanaa de changé amul yéen xalaat ngeen ni xalaatu Augustin Senghor rek moo fi gën ci Sénégal. amul ay xale yoo xam ne ñoom Augustin moo leen mag ñu war ko mën a remplacer indi lu bees ay ñoom El Hadj Diouf ngeen di gis nii ay ñoom gars yi nekk fii goso yi mais Cheikh Tidiane Gomis ça fait des années mi ngi wax ci sport quand même il a de l'expérience et les autres moi je parle pas pour lui parce que spécialement je suis en face de lui je le dis parce que il s'est battu il a de l'expérience dugg na dans toutes les façons ruq bu nekk dugg na fa waaye yéen doo leen jël ñooñu yu bees ñooñu ngeen boole leen ci mbir mi moo war ngeen jël ay ñoom Abdoulaye Sow yooyu nga xam ne kudd ñaata nit la yóbbu ñaata waa këram la yóbbu tey di nga maam ci loolu lu mu xew li fi xewoon nii Égypte Coupe d'Afrique bi ñaata nit la yóbbu xaalis boobu fan la ko jëlee ces gens là fan la ñu jëlee seen xaalis yooyu nga xam ne ci hôtel yi ak seen xam nga la vérité xam nga fii da ngay jékki-jékki rek dee da ngay jékki-jékki rek sa xol bi jeex parce que xam nga lu tax non parce que xam nga lu tax non parce que da ngay gis lii sa yëf la ñu koy xëcc te mënoo ci dara waa déglu ma yéen ñii ñëpp sàcckat yi di ngeen fi jóge waaw dëgg la li nga wax ni man dama cee. dina jeex de. non uy ma. ndax yàlla dëgg rek la bëgg. doo dégg li ma la wax man dama cee ànd ak yow. ànd nga ak moom en fait. non c'est que gis nga nguur kenn du ko ñedd. il faut savoir partir à temps. defe naa ne yaakaar naa ne 2021 Augustin dina dem. parce que dégg nga 2021 dana dem
parce que foofu la troisième mandat di jeex du fi demander quatrième mandat loolu moom leer na. loolu la moo la si wóor yow. kan non xoolal dama ne. dama ne lenn daal ko yëgal de Aliou gis nga nit nag yow sa jëm bopp yaay am jom nit man dégg nga nit da ngay ne damay liggéey diir bii ma dem bàyyi keneen mu ñëw. yow sa bopp ngay waxal wala ñan ngay wax. non dama ne non doo dégg li ma wax Augustin moom moo waxoon ne moom mi ci boppam moom moo wax jox leen ma troisième mandat bi mu jeex mooy sama dernier mandat moo ko waxoon léegi nag xanaa sañ bon pour revenir ci qualification dégg nga wax waxet ñu ngi xaar wax waxet bi dégg nga léegi qualification bi dëgg nekk na loo xam ne lu difficile la mais pas impossible pour Génération Foot mën na ko def léegi nag ma ñëw pour dal nag ci li nga xam ne moom mooy handball bi depuis un bu ñu qualifié ñëwal fii nga ne ma tuug xaj dégg man nangu naa bu boobaa ma ne la waaw koy jërëjëf Gomis. d'accord. moo fii nii bu boobaa nangu naa. d'accord ok d'accord man dama partage sax sa avis de man dama lay wax sama dëgg dama partage sa avis voilà léegi léegi nag ñu ñëw nag ci li nga xam ne ne nag moom mooy lan mooy handball bi. handball bi ñetti équipe la RD Congo Sénégal ak Angola benn place la dañuy xëccoo. benn place ci ñett ñi nag ñëpp jàpp nañ ne final bi ñaar ñi ñoo koy xëccoo Sénégal ak Angola mais tey ci ngoon Sénégal day joué ak RDC démb Angola da ko dóor gagné na ko Angola wane na boppam moom mooy champion d'Afrique ba tax na léegi nag fu mu nekk nii léegi dimanche la bés bi ñu xool ndax Sénégal mën na ak li mu recevoir dina mën a jël kii bi waaye man li may wax maa ngi koy waxaat waa handball dama leen koy wax Seydou Diouf laay waxal. président fédération dégg nga daa ñëw ci nguur gi mu ne ko dafa bëgg a organiser pour gagner place boobu boo ko waxee nag boo gañool échoué nga de. ah oui. nañu nangu ku échoué léegi di démissionner. waaw loolu Sénégal culture boobu. culture boobu moo war a am. ku échoué démissionner. franchement. président de fédération yi nga xam ne dañoo échoué. nañu démissionner. mais li xew Égypte c'est un exemple. doo dégg dama la. président. yor nga fédération sa équipe organisée na perte nga plier bagage. xam nga lu mu def non koo koy góor la. président fédération football bu Égypte boobu koo koy góor. xam nga lu mu def daa toog rek ñu éliminer Égypte 8 ci finale catastrophe la dans ce pays là ñun ñi fa nekkoon xam nañ ko. dëkk bi ne selew. mu rus am gàcce. billaahi xam nga lu mu def la première des choses koo koy daan waay. dafa ñëw ba sa jël xam nga moo faloon entraîneur bi. dàq ko demal mu woo waa fédération bi yëpp yéen ñëpp ñoo toog. ñun ñëpp acca ñun ñëpp nañ bàyyi. ci biti ñun ñëpp nañ dem. waaw. koo koy góor. waaye Sénégal la ñuy gis koo xam ne dafay échec. nekk fii football baa ngi nii échec rek. parce que final bii boo xam ne mënoon nga ko jëloo ko échec la. et les mêmes personnes pendant 10 ans. waaw échec ñun fii football échec basket échec lépp échec ministère échec ñëpp échec ko boo échecé da ngay bàyyi c'est ça aujourd'hui le problème boo xam ne moo nekk fii ci Sénégal amuñu culture échec kon nag handball bi ñoom ñoo demandé organiser ko fii jël kopparu sénégalais yi parce que c'est l'argent du contribuable. du moment boo xam ne gis ngeen mbënd baa ngi fi inondation baa ngi fi inondation bi nit yi soxla nañu koppar gi. santé bi soxla nañu koppar bi ñu ngi nii ñu ngi waajal ouverture classe yëpp dafa inondé. xaalis boobu mënoon na dem foofu ñu jël ko yóbbu ko lan jox ko waa handball organiser leen. boo leen fi gañewul ci biti boo leen gañewul. boo leen gañe nag macha allah voilà dañ leen di ñaanal nag ngeen gañe waaye nag yéen a ne dañu jox leen ñu koppar ñu organiser. jox nañ leen koppar organiser leen kon nag tey jii bu mu am benn échec dans ce pays là. voilà li nga xam ne dégg nga loolu laa bëgg a expliquer li nga xam ne moom mooy sénégalais yi. kon nag tey jii muy match boo xam ne ñëpp jàpp nañ ne final bi loolu la. xanaa nag Sénégal. Angola yabul kenn nag ki di koy éliminer tey.
équipe bi RDC bu ko éliminé nag foofu nag foofu nag moom bii boo nag bu ñu leen éliminé tey jii tey ci guddi nañu démissionné guddi nañu démissionné voilà bu ñu gañee nag mu nekk affaire bu rëy nag waaw parce que réussir nañ ku réussir ñu ne réussir nga c'est ça aujourd'hui moom moo war a am dans ce pays là parce que gis nga équipe nationale u handball bii bu jigéen bii di jouer nii qu'on se dise la vérité xam nga man dama mos a contre état nu muy kii mais gis nga on les a mis dans de très bonnes conditions France la ñu préparé France la ñu préparé di leen di topp tàggat leen defar leen jox leen ay nangam andi leen fii ñu nga Saly lañ nekk ci hôtel bu baax hôtel bu neex ñu nga ci bus yu gën a neex la ñu kii climatisé. seen donkaasi gi. ñu ngi ci seen doo dégg la ma la jox nañ leen lépp loo xam ne pour qualifier nit nag bu ñu la joxee lépp qualifié woo bàyyil handball bi nag tey la seen bés nag ñëw na. moo tax nga ne c'est le week-end décisif. seen bés ñëw na nag. fii xamee nag ndax dañoo yeb wala yebuñu suñu xaalis l'argent du contribuable man loolu laay wax léegi sport bi amul xaalis astut bi ci nekk bu ñu la ko joxee yow Fatou Faye da ngaa war a réussir boo réussiral nga dem amal sa ngor nga dem. c'est ça. loolu moo am fii ci dëkk bi parce que c'est du n'importe quoi ngay gis fii. malheureusement ñi di échouer ils sont aidés par des politiciens ils sont aidés par les gars du ministère des Sports ils sont aidés par des confrères des journalistes sportifs. Il y a du parti pris. waaw on ne les dit pas la vérité. ki leen ñi leen di wax te ñeent ñi leen di wax dëgg dañ leen maanaam diaboliser. dañ leen di moolu. comme ça genre dañ leen di wax lu nekk ngay dégg ay nit yoo xam ne comprendre ñoom ñooy nekk suuf nekk ci réseaux sociaux yi di wax je les connais tous. mais Macky Sall moo falaat Aliou Cissé. doo dégg xam nga mooy li ma la wax dama ne handball bi pourtant athlétisme dafa soxloon xaalis temps yi yeneen discipline dañu soxla xaalis. xam nga lu tax handball bi ñu toppatoo ko def ko nii am na loo xam ne da ngeen ko war a naan. Seydou Diouf mooy lan. c'est le président de la commission juridique bu assemblée. c'est ci mouvance présidentielle bi la nekk. loolu la. gars yi ko part belle waaye nag Seydou Diouf da war nañ la part belle na leer na billahi na leer qualifié de na nga qualifié boo qualifié lundi fii laay toog naan bravo tëggal bu wax nag moom riiti laa lay tëggal fii waaye boo qualifié vendredi dimanche ci guddi mën naa jël sama téléphone woo la ne la démissionnel billahi wallahi taala man maa koy woo j'ai son numéro dama koy woo démissionnel boo dee gox loolu mooy am amul non de xaalis sénégalais yi xaalis bi dañu waxul foo amuñu koppar gu doy bu ñuy fooyee. tout à fait amuñu ko qu'on se dise la vérité nit da ngay nekk góor yow yaa ngi nii Walfadjri bu la joxoon léegi koppar ne la demal reportage boo fee de reportage bu bon dañ lay dàq ci biti. waaw wala de. waaw. dégg nga. wax dëgg yàlla. match bii passé équipe bu Walfadjri bi doon dem ñoom alxañ bi ñu doon dem Thiès ñoom ñëpp Walfadjri a dépensé de l'argent on a fait un bon boulot. bu ñu ko defuloon dañ mel ne ay commission kaay. te yaay chef de desk bi ate ci biti dàq ci biti wala la man ma am sama ngoxu démissionné. waaw wala déet. bi ñuy dem ca Coupe d'Afrique bi dépense li Cheikh Niass dépensé bii passé. bu ma échoué woon man sama ngox laay am foofu laay ñëw fii ba sax ne saa yi nag man bàyyi naa nag dootuma nekk chef de desk. wala ñuy xaar élément gisuñu. voilà kon damay ne woon bàyyi naa mais bi ma ñëwee ma xam ne def naa liggéey bu baax ñeneen ñi xam ne def naa liggéey bu baax ma toog waaye bu ma échoué woon dañ may dàq wala man ma dem man maa am sama ngoxu bopp dem. dégg naa kenn sa benn kii fédération football mu ne ma xam la ma yaa ngi wax ku kii ñu bàyyi ñu dem kii nga waaye yow de kenn du wax dem ma ne yow xamoo sax li nga xam. à Walfadjri on te demande des résultats. si tu ne fais pas des résultats dañ lay dàq ci biti. mu ngi nii responsable yaa ngi may dégg. ñoom Faye ñu ngi may dégg ñoom Cheikh Niass ñu ngi may dégg. Sidi Lamine bi fii nekk noonu yéen gis ngeen ko bi ma demee ñëwee bu ma defoon lu ki daf may dàq ci biti. ñeneen ñi tamit équipe yi dem ay Touba
yi dem ay gàmmu bu ñu ñëwee lu muy def dañuy def liggéey bu rafet bravo. mu liggéey bu baax am lu rëy. waaw. c'est ça am lu rëy kon nag ñii waa handball ñoom laay waxal waxoon naa leen ko lundi bële passé dugg ngeen commencé ngeen man si ngeen wax yëpp wax ma man dimanche laay xaar. dimanche laay xaar. waaw mais sama pancarte laay yore sol sama yére bu rouge. mais en attendant nañ leen ñaanal. en attendant soyons patriotes nañ leen ñaanal. ñun ñëpp nekk ci derrière les lions. oui ma qualifié laa bëgg handball bi dafa war a qualifié. dem Jeux olympiques. incha allah def cee baax moom laa bëgg moom laa bëgg. bi deex yi wallaahi taala moom laa bëgg. moo tax ma leen di ñaax nañu qualifié. waaw génération bi mooy gi nga man. wallaay ndeysaan. doo dégg gi nga man weekend bi. weekend Sénégal sport Sénégal laa bëgg mu doon bu leen dee ma toog fii. naan oh là là non on a fait un bon. on a eu un bon weekend. le sport sénégalais en avant nangam. yàlla nga ko wax. waaw waaye nag. lii kii Aliou Sow li mu wax dëgg la de. yàlla na yàlla béy sa tool. day fekk nga liggéey ko. tout à fait. boo ko liggéeyul doo am tous. te ñun liggéeyuñu tous. Cheikh Tidiane Gomis maa ngi lay jaajëfal. bu la neexee. may nuyu waaw maa ngi nuyu Adama Ndaw mu nga ca Montréal ndeysaan. Adama Ndaw ak Damas. non moom ak jëkkëram boobu du ma tudd turam. ah da nga xooloo jëkkër. jëkkëru Adama Ndaw Damas jëkkër ji du ma tudd turam. Damas laa tudd turam waaye yaa koy nuyu kat yaa koy def ko ko. waaw non tudd ma ko léegi nag di nuyu kii Ablaye Ka ba New York. waaw. Ablaye Ka sama xarit la. wallaay Ablaye Ka nit ku baax. sama xarit Ablaye Ka maa lay nuyu bu baax di nuyu waa New York yëpp di nuyu tamit. Cheikh Tidiane madame Charles ne mu ngi lay nuyu. ah Charles. Cheikh Seck. lan la fi nuyoo Cheikh Seck. ah moo ne mu ngi lay nuyu de man Cheikh Seck Charles René non du yow Cheikh Seck Charles René Fall ne mu ngi lay nuyu bu baax a baax.